jërë ngeen jëf mbokk yi di rafet lu baax a baax ànd beeg seen télévision Leral TV Leral.net nekk télévision bi ngeen taamu saa su ne tey jii nag seen émission 12 minutes chrono fas yéene dalal ki nga xamante ni moo di monsieur Gora Khouma nekk secrétaire général union des routiers du Sénégal moom nag mooy kilifa mu yor lépp lu jëm ci mbirum dem ak dikk wàllu transport fii ci Sénégal monsieur Gora Khouma ñu ngi lay nuyu. voilà ñu ngi lay fay Thion di nuyu ñi nga bokkal organe bi yëpp Leral.net. di nuyu askanu Sénégal yëpp di nuyu permis de conduire di nuyu carte grise union des routiers du Sénégal dafa boole ay catégories muy taxi urbain taxi banlieue transport lourd muy camions yi bus njaga njaay yi lépp li nga xamante ji dafa yëngu ci wàllu dem ak dellusi bi dañ kaa def ay catégories yi nag bu ñu ko boolee benn bu nag da nga am leader ñooñu nag ñoo fal secrétaire général muy man mi loolu mooy composé union des routiers c'est-à-dire union de toutes les catégories. waaw mel ni monsieur Khouma ni nga ko waxee rek si biir kàddu yaa yor li nga xamante ne moo di syndicat routier yi d'abord monsieur Khouma bu ñu teree li nga xamante moo di mbirum dem ak dëkk yi ci Sénégal te jàngoro bi waral ko ñetti weer nga nii d'abord bu ñu ko teree lan mooy seen réaction juste après décision boobu président Macky Sall jël. waaw président def benn déclaration wax appliquer li nga xam ne mooy état d'urgence ànd ak couvre-feu ngir ñu mën a stopper virus bi di dox mu jëkk commencé ci interurbain bi muy 13 régions yi ñu tëj leen na bu leen def benn mouvement Dakar aussi moo xoon ne permettre leen ñu daw mais à moitié chargement la ñuy def oto bu nekk li sa carte grise genn wàll gi nga yëpp te day am propreté avant après yëpp bu passager bi duggee dem propreté bu wàccee tamit day am propreté ñu nekk ci loolu aussi di ko doxal mu ànd ak souffrance bu yaatu ba fii temps yële ci ginnaaw ministre des transports wax ne des transports urbains mën na leen bàyyiwaat ñu delluwaat ci seen place assise yi ñu am yëpp kenn ku nekk da nga am nga delluwaat ci ba mu des taxi bi nga xam ne jamono daana yëpp ñeent tey ñu bàyyi ko mu def ñett ñàkk benn particulier aussi amoon droit def ñeent ak chauffeur bi ñu jël ci kenn mu des ñett mais transport interurbain moom fañ nekkoon ba léegi fa lañ nekk taxawaay bi daal lañ leen santoon ba léegi ñu ngi ci mu nekk nag jaaxle gu yaatu ci ñun ñu def ci ay déclaration yu du benn du ñaar tirer ci attention état du Sénégal ndax jamono boobu gis nañu ne ñi ngi jox ay laissez-passer yi nga xam ne ci turu gouverneur ba ci turu préfet ba ci turu sous-préfet la doon génne am ñeneen ñu ko yore woon doon ci def commerce muy bari lool yaatu lool mu di ay particulier yu 3 places ay war gaynde muy particulier yi 7 places di ko utiliser bi nga gisee ñu dénoncé ko na ñi amul droit de ñi ngi def te koo ci wax tamit da lay yoon laissez-passer biñ ci gëstoo ministre de l'intérieur téye laissez-passer yi nungu ko gérer ko boppam ñu bari jamono boobu dañoo wax ne man damay attaquer gouverneur yi ak préfet yi fekk déedéet l'histoire m'a donné raison puisque bi ñu demee investigation gis nañ ne effectivement laissez-passer yi dañ koy jaay donc ministère de l'intérieur téye ko boppam mu des ay camions yoo xam ne yi ci seen cabine yi comme ñaari camions bàyyi woon nañ ñuy daw mais ñaari nit rek la ñu autorisé woon demoon nañ ba ci du ñëpp mais am na ñoo xam ne ñi dañ doon encaisser ay passagers di leen def seen ginnaaw muy cabine bi bi ma ko gisee dama dénoncé ko ba am ñoo xam ne ñi gouverneur Tamba def na ci liggéey bi am solo ñu am ñu ci jàpp ba bu yëgul rek Louga gis ngeen li fa am ci àll bi ay camions yoo xam ne yi kon ñu yem seen ñaari nit dañ ko doon bokk ay nit di leen encaisser te amuñu droit di ko def ñu gis aussi Jakarta yi lépp luy moto dañ ne état du Sénégal dañ ne moto bu nekk benn nit ci nekk pour éviter transport bi moo xam particulier la moo xam commercial la ci moto yi mais ba léegi moto yi ba biir Dakar gi da nga gis moto bu la romb ñaari nit ci nekk bu dee ci àll bi c'était le moyen transport le plus rapide ba léegi dañuy dugg ci àll bi di yëpp ay nit di leen transporter ñu defaat ci ay sorties gouvernement bu Sénégal tamit jël ci ay matuwaay renforcer contrôle bi muy militaires yi police ak gendarmerie
pour que ñu mën a traquer ces malfaiteurs mu nekk lu doy waar dem ci frontière yi di jàllale lay nit di leen jaarloo wax ne bii du porte normale yi puisque les portes normales mooy les frontières mais feneen leen leen jaaree même calèche yi dugg ci mbir mi di jële ay nit fii ci place bi di leen yóbbu ci yeneen place yoo xam ne def maanaam oto mu nekk anarchie bu doy waar. gis nañ loo xam ne warul nekk te mu ngi nekk ñun ñu alerter ministère transport alerter ministre de l'intérieur pour que ñu jël ay matuwaay te saa bu ñu leen ko waxee tamit dina am ñu mere mais dinañ gis ne am na suivi puisque ñi ngi jàpp ay nit kon moo lay war ne force loolu tamit ñi ngi def seen liggéey bien vrai que am na yuy échappé te yooyu échappé nag mooy indi musiba dem nañ ba gis ñu signalé ñu ne ay corbillard di dem Touba yóbbuy néew dafa jëlee ay nit di indi ñu signalé waat ko gouvernement Sénégal ni leen am na ñu jógee Touba ñu leen teg ci ay corbillard moo xam Kaolack lañ jëm moo xam Saint-Louis lañ jëm moom Dakar lañ jëm ay ambulance di ko def ñu dene sa waat ko mais ñun li nga xamante ne moom moo ñuy ci xaw a gën a métti dañoo bloqué un secteur muy interurbain de 13 régions te gis nañ ne feebar bi arrêté wut feebar bi da gën di yokk taux de mortalité bi gën di yokk président de la République de benn sortie bu am importance wax na kat ginnaaw bu mu joxee ndigal ci ne le 2 juin école dina ubbi muy les classes d'examen wax na aussi marché yi nañ leen ubbi dem na ba avancé ba ci luuma yi nañ leen ubbi mais ubbi googu tamit dañoo tegoon ay barrières sanitaires ci bépp marché ak lieu de culte yi pour que ñu mën a def loolu pour mën a utiliser seen activité ñu ne wax ne ko kat président mën nga kaa yaatal ba mu egg ci interurbain bi ñu am matuwaay yu bari yoo xam ne dinañ ko def ci biir gare routière yi les mesures barrières sanitaires mais dafa mel ni ba léegi dégguñu gouvernement bi aussi diggoon ñu benn enveloppe muy 5 milliards 250 millions ñu def ci ay réunion plusieurs fois Dakar Dem Dikk am ci 600 millions fois 3 les 3 mois AFTU muy les Tata jël ñoom tamit 500 millions fois 3 muy les 3 mois ñu jël seen wàll mu des la des di secteur urbain bi ak secteur interurbain bi boo xoolee secteur interurbain bi rek ñoom ñu ngi leen jox 400 millions fois 3 boo ko xoolee mu nekk 1 milliard 200 millions mais 1 milliard 200 millions yi boo ko réparti en 13 régions li di ay bus li di ay Ndiaga Ndiaye li di ay 7 places ay coxeur ñëpp transporteur bi jëwul bokk ci boo calculé woon du ci am sax nit ku nekk du ci am sax 10 000 francs. xam nga le montant rëy na ci état ndax 5 milliards c'est pas petit même benn secteur bi rek bu ñu joxee 1 milliard 200 millions c'est pas petit ki koy joxe rëy na ci moom mais ki koy jot du dara ci moom ndax comme bu ñu ko séddaloo du nit du ci am sax 50 000 francs kon bu rëy ci état tamit ñun amuluñu benn njëriñ foofu on a fait des propositions à l'état disent que le montant est important pour toi mais danañ ko bëgg a retourner yéen ngeen te jël sa montant là ngeen jëndal ko matériel bu doy lu mu war a doon naka doon ngeen indi ko ci gare routière yi ci àll bi ñu équiper les chefs de garage les présidents gare routière moo xam gare routière régionale la moo xam départemental moo xam ci biir urbain Dakar bii la ñu jël xaalis boobu yëpp def ko matériel bu doy ñu mën a sécuriser ñun suñu bopp mën a sécuriser passagers yi yëpp mais ba léegi gouvernement bi defu ci dara joxuñu ko te jëndewu ko matériel mais daal ñun ñu ngi téye foofu ñu dégg rek daal ne yéen daal mënu ko leen liggéey te nag Sénégal nag ñaari sénégalais amul benn sénégalais moom transport tamit benn permis la ak benn carte grise ñu ciy xeex nag ci def ay déclaration ba barki démb ba ñu gis lu doy waar lu ñaaw ndax boo gisee ñu tuddee ko lu ñaaw lu amuloon ci gare routière yi ba tax ñu tere gare routière yi dafa am barki démb Liberté 5 bi enseignants yi war a regagner le place gis nañ ay juróomi junni lu toll juróomi junni nit boole ci benn pokos bu ndaw loo xam ne ma du sax gare routière lu ma juróomi junni nit nekk fa ba pare ñoom ñëpp ñuy ay kilifa ndax ñoom ñëpp ay fonctionnaire lañu ministère transport nekk ci biir directeur Dakar Dem Dikk nekk ci biir directeur transport nekk ci biir maanaam autorité yi nga ko transport yëpp nekk ci biir ful boobu ñu jonjonte amul benn mesure barrière bu ñu fa gis ñun ñu yend ba ngoon jot xale yeeg ku nekk ak sa sac di bomb jonjonte di uti ay oto mais comme nag ñoom en tant que administration ñoom ñoo accepté loolu te bañ a accepté gare routière yi nga xam ne monde boobu amul ci gare routière yi kon dafa mel ni daal nit ñi mënuñu ko comprendre man ku mel ni man Gora Khouma doon naa comprendre ñu ñaan président naka président kat pour arrêter interurbain bi mu bàyyi interurbain bi dox ñu gis sa feebar baa ngi yokk am na droit sax arrêté waat ko mais arrêter interurbain bi ba pare feebar bi gën di yokk
mortalité bi taux de mortalité bi gën a yokk ba pare ñu bëgg ñëw téyaat fi ñu toog ne taxaw leen foofu loolu lañ mënut ñu wax ne président moom mooy président de tous les Sénégalais transport yi fait partie nañuy moom moo waxal boppam man waxuma ko moo ko wax moo ne boo amee gan nga bëgg mu ñibbi te ñibbiwut bu mu la yàqal say soxla xeexal ak moom te bu mu la yàqal say soxla maanaam àndal ak moom dox ñun aussi pare nañu pour que ñu bàyyi garage yi moo xam urbain la moo xam interurbain la à toute direction tey ñu jël matuwaay yi nga xamante ne moom la ministère de la santé teg ci biir oto bi ak ci biti ñu koy doxal mais nag lii ñu def nii ñaaw na ndax bu ñu nee boobu chauffeur doon maye léegi chauffeur day ñaan chauffeur da doon saraxe léegi dañ koy sarax transport interurbain bi dañuy taxaw ci arrêt yi léegi di ñaan ay particulier di ñaan ay camion lu ñu mën a yóbbu seen kër teñ di ay sénégalais président war na kaa xam bu ko xamul war na kaa xam. waaw man di fàttali rek 12 minutes chrono tey jii Gora Khouma la ñu dalal nekk secrétaire général des routiers du Sénégal monsieur Khouma par rapport ak grève boobu ngeen wax ngeen nar ko amal le 1er juin d' abord ndax rafet nga njort que grève bi daañu ko appliquer à l' échelle nationale est ce que tamit nguur gi tamit yéen a ngi xaar ci mu waxtaan ak yéen pour bu ko defee ñu mën a éviter li ni mel. xam nga gouvernement bi le président de la République wax na ministre de l' éducation nationale ak enseignement supérieur yëpp pour ñu jublu ci le 2 pour njàngale bi au niveau national nag les classes d' examen mais ce niveau national la ñooñu xelef yooyu yu dem jàngi ji mais moyen de transport moo di yóbbu kon dafa mel ni daal ba léegi daal ñun lañ bëgg a teg ci àll bi rek mais moyen de transport ba léegi am nañ bëgg a mu dugul. Quant à le mouvement d'humeur bi ñu annoncé pour le 1er am nañ njort ndax dañoo sant ñu santaane base bi ñoo ne lii nañ def alerte gouvernement te warul nekk rek ay wax action syndicale war doon mais ñu taxaw bu ñu taxawee loolu mooy action syndicale base bi nag ñi ko santaane la balle restera dans leur camp ñoom ñooy appliquer la consigne du syndicat ñoom ñëpp ñu taxaw ou bien ñu bañ ko appliquer ou bien ñiy appliquer bu ñu ko appliquer mais kooku am njort bi ñu ci am rek nous sommes optimistes puisque mënoo yaakaar ba joxe ndigal ba pare amaat ci ñaaw njàgtu kon am nañ ñoo rafet njort ne incha allah rabbi dinañ ko appliquer man gëwuma ay waxtaan suñ diggante yéen a nguur gëwuma ko ndax amuluñu benn njariñ ñun li ñu wax dafa leer dana nañu bàyyi ñu ànd ak feebar bi xeex ko comme ni ko jaaykat yi def comme ni président bëgg a jaay baykat yi dem ci tool yi bay ji di xeex jàngoro bi nañ bëgg ñëpp nekk en mouvement di xeex jàngoro bi nañ bàyyi transport nekk en mouvement di xeex ak jàngoro ji ñun loolu lañ mën a dégg mais pour parler amul fi waxtaan amul fi leneen lu bokkul ñun lañ bëgg buñ ko amee moom lañ bëgg buñ ko amul tamit moom lañ bëgg l' essentiel président wax naa ne c'est le président de tous les sénégalais feebar bi daal moom ci boppam le premier citoyen sénégalais moo ko wax ne nañ am courage waxante dëgg feebar la boo xam ne bi xën amagul kañ lay dem kon nañ cohabiter ak moom te jël matuwaay yi nga xamante ji moo war a am ñun matuwaay yooyu jël nañ ko te bu ñu bàyyi tamit dañuy bàyyi continuer di ko jël lundi kii le premier daal bëgg nañu oto yëpp taxaw ah diggante bi nag bu président joxee ndigal ba ministre transport joxee ndigal ñëpp dem liggéeyi amatul sens ci ñuy def dara bu fekkee nag loolu amul ba léegi ñun fa lañ nekk rek santaane lañ def sëriñ bi daal am na droit ne yàlla nee na yonante bi nee na taalibe bi mel ni Gora Khouma nag moo xool nag dina ko jëfe ba du ko jëfe mais sëriñ bi def de waaram syndicat tamit action syndicale la ñu def leen ko def nañ déclaré nañ action syndicale pour le premier journée morte pour wax état nag lii mënul nekk ah njort nag am nañ ko ci li wétewoo daal gisuñu benn prétexte bu gouvernement mën a teg ba war a mën ñoo mën a téye ñu liggéey gisuñu ko moom daal ñu daal lañu gis mooy muy bus yi Ndiaga Ndiaye minicar yi 7 places yi bëgg nañ leen yóbbu mise en fourrière dootul immobilisation mais fourrière jël yeneen moyen de transport yoo xam ne yi génnul ci gouvernement bàyyi ko ci biir dëkk bi bàyyi ko ci àll bi ñun loolu lañ gis fi nekk nii te loolu tamit loolu lay nduru ça sent mal. mu mel ni tamit dañoo nekk ci njeexitalu émission 12 minutes chrono am na solo baax Gora Khouma li nga wax par rapport ak li nga xam mooy seen mouvement d'humeur mi ngeen nar a def le premier juin bii di ñëw mel ni tamit monsieur Khouma sa kàddu gu mujj rek par rapport ak émission 12 minutes chrono ak tey jii jëm ci li nga xamante ni moom moo di wàllu secteur transport bi. dafa am benn innovation bu am loo xam ne daawul am. bu jëkkoon transport des passagers dañ daan am lu leen naqari ñu dem seen i grève camions yi ne seen yoon nekku ci. camions yi tamit daanañ am seen métit dem grève transport de passage ne seen yéen nekku ci mais tey nag ñoom ñaar ñëpp ñoo war ne dañuy àndandoo lii xeex lii
pour que mu jeex permis rek la li ma ci mën a wax rek mooy remercier d'abord la presse, toute la presse sénégalaise, y compris point net leral point net puisque tamit da ngeen may opportunité pour mu mën a wax ak nit ñi te bëgg nañ li ñuy wax tamit président de la République jot ci di encourager nag ñëpp di wax mbokk le monde de transport routier tamit massa coono ndax vraiment métti na ci ñoom bëgg a dundal sa jabar mënu ko dundal kër yi tas lekkatuñu naanatuñu ba yelwaan loolu président vraiment bu amul lu mu wax tamit gis na lu mu war a wax maa ngi encourager ñëpp di jox ñëpp rendez-vous le premier ku yer sa camion gaare ko ku yer sa taxi gaare ko ku yer sa tata gaare ko ku yer sa njaganjaay gaare ko yer sa loo mënti yore ba ca saret doon jëf nit gaare ko pour wane ne kat ñun ñii dañoo nekk ci difficulté te solidarité syndicat n'est rien que la solidarité sans la solidarité les syndicats n'existent pas. mbokk yi li ma nekkoon seen émission 12 minutes chrono te yi def doon dalal ki nga xamante ne moo di monsieur Gora Khouma nekk secrétaire général union des routiers du Sénégal doon waxtaan ak moom rek jëm ci li nga xamante moo di actualité par rapport au mouvement d'humeur bu nar a am le 1er juin te lépp lu jëm ci kuréelu dem ak dëkk bi daal di ko nar a amal. di leen jaajëfal bu baax a baax di rafetlu saa su ne safoo bi ngeen safoo seen télévision Leral TV Leral point net di jaajëfal équipe technique bi yëpp bu ànd ak man ci liggéey bi di leen jox dig daje incha allahu rabi beneen numéro 12 minutes chrono jërë ngeen jëf.